Sénégal 7 TV mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax seen ànd ak Sénégal 7 TV ñu amati mbégte tey ci altine gi ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru juin atum 2020 ñu am mbégte dellu si waat ak yéen si seen boulevard du net di émission bi nga xam ne moom le Sénégal 7 di leen jagleel bés bu ne ñeel rek évolution feebaru Covid 19 waaye itam lépp luy actualité daal di aju ci contexte bi nga xam ne nekk nañu si ci wàllu koom-koom wàllu société wàllu yeneen wàll yëpp yi nga xam ne nag concerne na askan wi waaye itam ñor na li nga xam ne mooy doxinu réew mi tey di altine ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru juin atum 2020 ñu amati mbégte ñëwaat fii rafetlu seen ànd waa diaspora bi askanu Sénégal ñi nga xam ne ñoo ñuy suivre ci YouTube bi ak ci Facebook bi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ci fidélité bi niñ koy taamoo di defee bés bu ne tey si seen sommaire di ngeen am ci boulevard du net li nga xam ne mooy actu Covid di information yi nga xam ne moo ñeel feebaru Covid 19 bi ak évolution beeg li nga xam ne moo aju ci xeex bi ci wàllu askan wi ci wàllu services médicaux yi waaye tam ci yoren gi ñeel ñi nga xam ne ñooy autorités yi di kilifa yi nga xam ne ñoo ngànk réew mi xam naa loolu yëpp dinañ ci waxtaanee ak li nga xam ne mooy yorin gi nga xam ne dañ ko ciy def bu loolu weesoo dinañu am li nga xam ne mooy news di net di rubrique bi nga xam ne moo leen di faram-fàcceel lenn ci ay articles yoo xam ne daal nañ koy jëlee ci internet bi te Mouhamadou Cissokho di ñu ko faram-fàcceel Mouhamadou ñu ngi lay nuyu. Abdou Khadre maa ngi nuyu suñu téléspectateurs yi di ñu suivre fii ci Sénégal 7 TV tey nag ci seen rubrique les news di net di leen waxtaanee ñaari ponk bi ci njëkk mooy arrestation kii di commissaire divisionnaire bi en retraite commissaire Boubacar Sadio moo xamante ni dafa publier démb benn tribune contre le président Macky Sall ñu arrêté ko woon démb après ñu bàyyiwaat ko gannaaw si bañ ko woowaatee tey si 16h30 fële ci DIC beneen ponk bi ñu ngi dinañ waxtaanee lii di déclaration lancement officiel bu programme citoyen bu waa PASTEF bi nga xamante ne kii di Ousmane Sonko def na ko démb mu tënk ko ci ñetti poñ bu njëkk bi mooy don de sang bu ci topp di les week-ends citoyens beneen bu ci mujj di vacances agricoles mu nekk ponk ya nga xamante ne dinañ ko faram-fàccee fii ak ci kanam. d'accord dinañ la retrouver kon ci kanam ngir rek daal di waxtaanee ponk yooyu yëpp bu loolu weesoo itam dinañu am les articles du jour ba tey yow yaa ñu koy présenté xam naa ne dinañ ci ñëw daal di koy faram-fàccee ak yow Mouhamadou Cissokho ak li nga xam ne mooy reportage bi tey nag dafay dañ ciy waxtaanee lu jëm ci wàllu koom-koom li ko waral nag tey suñu invité dañu waxtaanee ci yorin gi nga xam ne moom la ñu yore wàllu Covid 19 bi ak lépp lu aju ci impact muy njeexital yi nga xam ne am na ci koom-koom bi waaye doxinu réew mi waaye ci askan wi tamit li nga xam ne moom la ñuy dund yëpp en terme de gouvernance bi nga xam ne askan ñi nga xam ne ñooy autorités yi ñoo ko yoreen gi nga xam ne moom lañ ciy def ba tax tey ñu war a dalal Abdou Karim Gueye di consultant international en gouvernance en stratégie gouvernance réforme des états et des administrations publiques nekk itam koo xam ne daal dinañ koy maanaam honoré ci li nga xam ne mooy chevalier de l'ordre national du Lion au Sénégal, chevalier de l'ordre national du 27 juin de la République de Djibouti, commandeur de l'ordre national du 27 juin de la République de Djibouti ak yeneen yoo xam ne bu fekkee ne dama ko nar a lire ci émission bi xam naa ne bu ma noppee rek dama naan nañu daal di tëj joxante rendez-vous bu subaa waaye du ñu dem ba foofu dañuy bàyyi rek monsieur Abdou Karim Gueye nuyoog askan wi monsieur Gueye ñu ngi leen nuyu. maa ngi leen di nuyu. di leen sant bu baax ci invitation bi. d'accord ñu ngi am mbégte dalal la fii tey ñu war a waxtaanee ci lu jëm ci impact yi nga xam ne muy njeexital yi nga xam ne. Covid 19 bi am na ko ci doxinu réew mi rawatina ci wàllu koom-koom. wàllu yorinu réew mi gis nañu yenn jafe-jafe yoo xam ne constaté nañ ko ci diirub Covid bi. ci yenn ci ay scandale wala yenn xew-xew yoo xam ne daal am na. ci biir contexte bi xam naa ne loolu yëpp nañ ci ñëw ci faram-fàcce. ci diirub émission bi loolu mooy li nga xam ne mooy sommaire bi mbokk yi boo leen taxirloo rek ñu jàll ci première rubrique bi di actu Covid gannaaw bàkk bi lay doon.
Covid mbokk yi ñu ngi dellu di rafetlu bu baax ànd bi di leen nuyu di rafetlu bu baax teewaay bi ak Sénégal 7 TV ni ñu koy tàmmoo di defee Actu Covid ñu fàttali rek ànd ci ak waa régie bi li nga xam ne moom mooy bilan bu démb bi dimanche ñaar fukki fan ak benn ci weeru juin atum 2020 démb nag ñu jot a def lu toll ci juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett ci ay test yoo xam ne téeméer yi ak juróom ñoo nekk ay cas positif ci yooyu ñu am juróom-ñeent fukk ak ñeent muy 94 cas contact ak actuellement ñu am 21 cas graves yoo xam ne ñu ngi ci service de réanimation yi am 11 cas issus de la transmission communautaire muy fukk ak benn cas communautaire démb nag jot nañu am lu toll ci juróom benn fukk ci ay cas yoo xam ne ay cas guéris lañu maanaam ñu faj ba ñu wér fi mu toll nag depuis le 2 mars ba léegi Sénégal mu ngi comptabiliser lu toll ci juróomi junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett ci ay cas yoo xam ne jot nañu ko am ci Sénégal donc dañuy woyal rek ci li nga xam ne mooy information yi gannaaw actu Covid bi ñu fàttali rek ne dernière ponk bi ci actu Covid mooy li nga xam ne mooy point de presse bu ministère de la santé et de l'action sociale ci tolluwaayu feebar bi tey ci altine gi ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru juin atum 2020 leneen ci xibaar lu ñu mën a jàpp mooy reprise enseignement yi ci le 25 juin li nga xam ne nag mooy inquiétude yi bëri woon na ñu bëri jàpp ne loolu mënul nekk waaye ministre de l'éducation nationale daal dina xam ne ni jot na def ay visite foofee ca Ziguinchor foofee nga xam ne lañ fay nemmeeku ci ay taw bëri na loolu perturbation yi ci wàllu intempéries yi bëri na loolu tax mu def fa benn visite ba xam la rek ni toutes les conditions sont réunies actuellement pour que ñu amal benn rentrée boo xam ne du am benn jafe-jafe waaye xam leen na itam ni dina am ay solutions intermédiaires yoo xam ne dinañ ko bàyyi xel dinañ ko prendre en compte pour bu ko defee rek lépp loo xam ne taw la wala benn jafe-jafe bawoo ci wàllu nature bi rek ñu daldi ci bàyyi xel indi ci ay solutions donc loolu nag dinañu xaar ba fii ak le 25 juin ak li ciy topp pour xam fan la mbir mi di mujj ndax dina am faisabilité ou non ak suivi bi nga xam ne moom lañ ci war a def bu loolu weesoo point coronavirus bi ci diwaan bu Afrique actuellement mu ngi amee lu toll ci 298 370 cas yoo xam ne ñu ngi leen nemmeeku ci continent bi yëpp ba ñu am lu toll ci juróom-ñaari junne ak juróom-ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent muy 7944 décès yoo xam ne am nañu ko ci diwaan bu Afrique bu ñu sukkandikoo ci centre africain de prévention et de contrôle des maladies réewum Afrique du Sud nag moo gën a loru ci feebar bi ci Afrique topp ci Égypte moomee sax ñi nga xam ne ñooy waa Kër Docteur daal di wane seen inquiétude ndax nee nañu manqué nañu ay moyens te bu ñu moywul dina indi jéey ju rëy foofee ca réew ma muy feebaru Covid-19 bi ndax jamono ji tumuranke nañu ci wàllu moyen gannaaw Égypte Nigéria moo ci topp Ghana Algérie Cameroun ak Maroc Sénégal nag mu ngi amee juróomi junni pratiquement lu toll ci juróom-benn junni ñaari téeméer ak lu teg moo koy manqué mu mat juróom-benn junni bu loolu weesoo ci àddina bi am nañu lu toll ci 464 423 ci ay décès yoo xam ne nemmeeku nañu ne am na 8 841 680 ci ay cas positif ci àddina bi yëpp réewum États-Unis nag moo ci gën a loru topp ci réewum Brésil mi nga xam ne jamono ji bëri na ñu fay loru lu toll ci juróom fukki junni ci ay décès yoo xam ne am nañ ko fa ak plus de 1 million ci ay cas yoo xam ne am nañ ko foofee ca Brésil bu loolu weesoo li ñuy mujjele rek mooy wàllu traitement bi ci Covid-19 bi doon nañ fi wax hydroxychloroquine ak jamono yi ñu weesu rek OMS daal di rafetlu li nga xam ne mooy dexaméthasone bi nga xam ne daal dinañ koy découvrir ñu jàpp ne rek ne mën na doon lu efficace ci feebaru Covid-19 bi Aspen Pharmacare nag di ab entreprise bu nekkee foofee ca Afrique du Sud daal di xamle rek ni dina accélérer production bi ñeel médicament boobu bu ko defee li nga xam ne mooy ñi nga xam ne ñoo amee feebar bi ñu mën leen traiter ci na mu gën a gaawee donc loolu dinañ ko topp ba xool fan lay mujj itam lii mooy li nga xam ne mooy li aju ci actu Covid balaa rek point de presse bu ministre de la santé et de l'action sociale mi nga xam ne dinañu wax
tolluwaayu feebar bi ak commentaire yi nga xam ne mën nañ ko ci def yépp. Mohamed Cissokho balaa rek point quotidien bu ministre de la santé xam naa ne 10 heures jot na du yàggati ñu ñëw daal di def point bi lan la ñu mën a def comme commentaire par rapport ak reprise des enseignements bi ci édition yi ñu am la semaine dernière doon nañu wax possibilité yi ci faisabilité bi est-ce que le 25 juin alxames la est-ce que mën nañu ci jàpp ne mën nañ koo def ak taw bi di ñëw waaye ministre de l'éducation nationale daal di joxe ay assurance xam ne rek ni mbir mi dina mën a jaar nu mu waree est-ce que jàpp nga ne di lu mën na nekk la. balaa boobu rek nga may ma mën nuyu suñu invité. di doyen Abdou Karim Gueye. di ko nuyu bu baax di ko dalal ci plateau bi. l'état daal l'état est devant ses responsabilités. essayé na mu am échec mi ngi annoncé waat na. parce que je dirais pas que les cours vont reprendre tant que les cours ne reprendront pas. du ma ci wax damay toog di xam parce que xam nga lu tax. les acteurs les véritables acteurs ñoom ils restent sur leur faim ñoom ni ñu leen waroon consulter wuñu leen. dégg nga keroog dañ ne dañu waxtaan ak ñoom avant que ñuy jël décision ñu dem annoncer la nga xamante ne d'accord guñ ci woon. donc pour te dire que affaire bi daal ñoom la seen biir dafa mel ni y a quelque chose derrière bu ñu waxagul comme si dañu jël avance su kenn. xam nga dañuy wax souvent mbër yi langage populaire day wax mbër bi ku jël avance sëgg bëre dafa mel ni loolu lañ fay et aussi ma conviction personnelle c'est que li ubbiwuñu école pour nit ñi élèves yi jàng non dañuy ubbi école pour gars yi def examen pour que élèves yi def examen kese. c'est le seul objectif qui est visé ici. d'accord mooy xale yi ngi nekk classe examen. def examen les autres seen yoon nekku si. d'accord alors doyen ñu commenter rapidement enseignant yenn yi wax ni wàllu waxtaan yi am na ñoo xam ne dañ leen ci beddi est-ce que loolu démarche la boo xam ne mën na indi résultat en termes de gouvernance si sujet précis bi nga xam ne mooy reprise enseignement yi nga xam ne ministre de l'éducation nationale moo ko porté. waaw jërëjëf xam nga bu ñuy waxee gouvernance tamit mooy weccante xalaat. maanaam bu ñu la dénkee nguur nga nekk président nga nekk ministre wala sax nga nekk chef de service ci jamono yu ñu toll léegi dañ naan da ngay def ñenn ñi di ko tuddee management participatif. ñii di ko tuddee gouvernance de proximité maanaam da nga war a fexe ba jege nit ñi. waaw baal ma doyen ñu jël ministère de la santé daal di dellu. 13 de ce lundi 22 juin 2020. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1040 tests réalisés, 82 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,9%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 65 cas contacts suivis par nos services, 4 cas importés à l'aéroport international Blaise Diagne et 13 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Mariste 1 cas, Zone A 1 cas, Bop 1 cas, Yarah 1 cas, Ouest Foire 1 cas, Nord Foire 1 cas, Almadi 1 cas, Grand Mbao 1 cas, Keur Massar 1 cas, et enfin Kaolack 4 cas. 34 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 21 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 2 nouveaux décès liés à la COVID-19 ont été enregistrés dans nos structures ce dimanche 21 juin 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 5970 cas ont été déclarés positifs, dont 3953 guéris, 86 décédés et donc 1930 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale
exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Tey bésu altine ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru juin bi ñu nekk ministère bi gàlloo wërgu-yaramu askan wi ak action sociale jot na résultat examen virologique yi ma leen di waaj a limal ci junni ak ñeenti fukk test yi ñu def juróom-ñetti téeméer ak ñaar ñoo ci positif maanaam juróom benn fukk ak juróomi cas contact ñeenti cas importé ci aéroport international Blaise Diagne fukk ak ñett yi di ay cas communautaire benn ci Mariste benn ci zone A benn ci Bopp benn ci Yaraax benn ci Ouest Foire benn ci Nord Foire benn ci Almadies benn ci Grand Mbao benn ci Kër Massar ak ñeent ci Kaolack fanweer ak ñeent si suñu malade yi ñu hospitalisé woon wër nañu bésu tey ñaar fukk ak benn ci suñu malade yi ñu ngi ci suñu service réanimation yi ñaari malade ñàkk nañ seen bakken ci bésu démb muy dibéer ñaar fukki fan ak benn ci weeru juin bi ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci cas bu njëkk ba Sénégal woññi nañ fi juróomi junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk cas yu positif ñetti junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom fukk ak ñett wër nañ ci juróom-ñett fukk ak juróom benn ñàkk ci seen bakken mu des junni ak juróom-ñeent téeméer ak fanweer ci suñu hôpitaux yi ñu leen di traité ministère bi gàlloo wërgu-yaramu askan wi ak action sociale mu ngi dolli di ñaax population bi ñu gën a sàmmonteeg digle yi nga xam ne moom la ñuy joxe maa ngi leen di sant di leen gërëm. voilà mu ngi noonu mu nekkoon communiqué bu ministère de la santé et de l'action sociale directeur de cabinet bu ministre bi di docteur Aloyse Waly Diouf daal di ñu koy dégtal ci tolluwaayu feebar bi tey bu ñu sukkandikoo ci moom nee na def nañu lu toll ci junni ak ñeent fukk ci ay test muy 1040 test yoo xam ne juróom-ñett fukk yi ak ñaar muy 82 cas yi ay positif lañu buñ ko xayma dafay toll ci téeméer boo jël 7,9 muy juróom-ñaar yu toftalu juróom-ñeent ci taux de positivité bu loolu weesoo ñu am juróom benn fukk ak juróom ci ay cas contact muy 65 cas contact ñeenti cas importé muy 4 cas importé yoo xam ne mu ngi bawoo ca aéroport Blaise Diagne bu loolu weesoo ñu am 13 cas communautaire muy fukki cas communautaire ak ñett yoo xam ne gis nañ ko ci gox bu Mariste zone A Bopp Ouest Foire Nord Foire Kër Massar Almadies Yaraax Grand Mbao ci gox yooyu fu nekk gis nañ fa benn cas communautaire Kaolack nag ñu gis fa ñeenti cas communautaire bu loolu weesoo tey am nañu lu toll ci fanweer ak ñeent ci ay patients yoo xam ne faj nañ leen ba ñu wér maanaam 34 guéris ñu am 21 cas grave maanaam ñaar fukk ak benn ci ay patients yoo xam ne actuellement ñu ngi ci service de réanimation yi tey nag ñu am ñaari cas de décès yu yees maanaam ñaari patients yu jot a génn àddina bi feebar bi duggee ci réew mi nag ci ñaari fan ci weeru mars atum 2020 Sénégal daal di am lu toll ci juróomi junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ci ay cas positifs muy 5970 cas positifs daal di am ñetti junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom fukk ak ñett muy 3953 guéris am juróom-ñett fukk ak juróom-benn muy 86 cas yoo xam ne ay décès lañu fi mu toll nag ci centre de traitement yi ñu ngi fa am junni ak juróom-ñeenti téeméer ak fanweer ci ay patients yoo xam ne ñu ngi leen di prendre en charge muy 1930 patients yoo xam ne ñu ngi leen di prendre en charge actuellement alors damay dem ci doyen Abdou Karim Gueye doyen naka nga jàngatee bilan tey bi. waaw bilan bi de li ma ci xaw a jaaxal rek booy jamono yi dafa mel ni moom décès yi dafa commencé di yokk loolu nag bu doon problème boo xam ni xëy na war nañ ko gëstu dégg naa tam ñu naan personnes âgées yi ñoo ci ëpp waaw léegi daal
mais loolu mën na tekki itam war nañu xoolaat programme bu baax a baax seet nu ñuy def ba sensibiliser nit ñi parce que dégg naa itam am na ñoo xam ne ñu ngi ci biir kër yi feebar seen mbokk nanguwuñ ñu dem donc muy poser rek benn problème boo xam ni mooy sensibiliser nit ñi bu baax a baax wan leen ni feebar la comme feebar yi du feebar boo xam ne daal dañu ko war a xalaat ni boo ko yoree doo nit wala yu mel noonu loolu mooy problème communication bi defe naa ni war nañ ko baax évidemment crise bi boo xoolee itam dafay wane rek suñu doole fu mu yem aussi waaw ay problème yoo xam ne xëy na dañu ko bàyyi lu yàgg tey mu wax parce que mu leen ne fi mu nekk junni nit ñu ngi ci biir def naa moom la wax léegi ñi ngi encore ci biir hôpitaux yi alors da nga naan bu fekkoon ni dañu am ñaanu ma ko yàlla crise bu mag a mag ak kii bi ñu yore dispositif hospitalier bi nu ñuy def waaw yaakaar naa ne daal problème bi mooy ñi tirer ci leçon xool ni nu ñuy jaayee suñu xaalis waaw nu ñuy jaayee suñu xaalis ñi di ko wax budget par exemple la fu ñu war a dugal suñu alal duñu koy defee ci santé ci éducation yo lan mooy priorité xam nga ñun boo xoolee suñu parti au niveau de la cité dañuy wax toujours priorité ñu xool loolu mën a peut-être defaraat nu ñuy doxale réew mi waaw lii am na ba pare dina jafe te borom xam-xam itam nee nañu ñu ngi dem ci crise bu gën a garaaw ñaan moo ko yàlla mais am na ñu ko wax donc léegi xoolaat suñu bopp jot na xoolaat ñuy jaayee suñu xaalis yi nga xam ne ñu koy tuddee impôt di ko tuddee budget li ñu ko mën tuddee defe naa daal loolu mooy la ñu war a gën a jublu. d'accord Mohamed benn commentaire ci bilan tey bi. bilan tey bi day confirmer le plateau là bi nga xamante ne professeur Seydi wax na ko y a 2 ou 3 semaines. que dafa mais la bu ñu constaté démb ak tey que le nombre de guéris commence à diminuer. Parce que dañ doon am des 180 guéris démb on a eu 60 tey on a 34 c'est un constat bu am beneen bi mooy géographiquement les cas communautaires nu mu tasaaroowee. xoolal boo jëlee région de Dakar partout zone boo dem am na au moins benn. pratiquement district yëpp ay am. boo demee nga gis Kaolack xam nga waxoon nañ fi ne les zones démographiques du Sénégal. Dakar la Touba axe Dakar Touba après Kaolack moo ci topp Kaolack de plus en plus ñu ngi koy wax ci cas communautaire c'est-à-dire là où les Sénégalais habitent en majorité mi ngi fay bëri. mooy rassemblement population dense bi nga xam concentrement ku miin tuuti Kaolack di nga xamante ni Kaolack dafa dugg be génn bi dafa bëri ba pare dañuy faral di wax ni. Kaolack dafa xaw a manqué tuuti set yooyu yëpp dafa am léegi bu ñu fay gis de plus en plus chaque jour ñu dégg benn cas wala ñaari cas Kaolack communautaire kon c'est-à-dire tiitaange dina gën a kii li am ba am mooy yi ñuy def nii dugg na dans la routine des Sénégalais mais nañ accentuer la sensibilisation loolu duñ dañ di ko fàttali il faut que ñuy accentuer la sensibilisation parce que aussi nit ñi lu ñu xam-xam-xam nga leen di fàttali da ciy am solo parfois loolu ñàkk fàttali wala ñàkk xam bi mooy indi relâchement bi ñu seetlu ci xale yeeg ci partout dans tous les niveaux maintenant daal il faut que l'État xam ni l'heure est grave l'heure est plus grave maintenant que bañ koy décréter donc nañ góorgóorluwaat bu baax a baax parce que mbas mi caaxaan jëleewu ko fii parce que doyen wax na ko léegi boo xoolee ñun suñu infrastructure hospitalière yeeg affaire bi dafa bëri ci wàllu wér-gu-yaram li ñu doon bayal ñu naan am saa yu ne ñenn ñi ne am na ñu ne non ay opposants lañ ñu dem ba léegi nag affaire bi na fàng mooy ñun côté boobu côté infrastructure hospitalière dañ ci dellu ginnaaw trop il faut lii permettre ñu faj
tolof yooyu benn yoon. d'accord alors dañuy rek daal di progresser balaa rek ñuy laaj doyen benn question bu ndaw en termes de gestion de la crise actuellement naka la ñu mën a def pour li jëm ci wàllu faire reculer un peu cas communautaire yeeg li nga xam ne moo mën a tiital askan wi ak communication bi ñu ci def actuellement am na benn psychose boo xam ne mu ngi ci côté population yi donc naka la ñu mën a def ba xel yi dal ba population yi am benn genre benn attitude boo xam ne dafay ànd ak assurance pour ñu mën a xeex feebar bi actuellement. jërëjëf dama yaakaar ni li ngeen ko waxee léegi dafa am yoo xam ne dañ koy négliger na saxal te ci gouvernance la bokk maanaam éduquer à la citoyenneté éduquer citoyen di leen wax dëgg tamit parce que boo jiitee nit da nga koy wax dëgg di exiger discipline waaw tant que discipline amul Sénégal dina jafe yooyu bu ñëwaatee tam day na mu meloon lay mel wala mu raw waaw donc léegi gouvernance bi moo dëgërul ba mu di gouvernance du lu nit ñi yaakaar rek appliquer les lois ak yooyu ci la bokk tamit waaw parce que appliquer loi sax boo koy xool discipline la bu ñu la dénkee réew mu am ay yoon ñu teg da nga ko war a doxal te boo koy doxal mooy nga doole ñu ko war a doxal ñoo ñu mën a jël seen responsabilité bu ñu appliquer loi wala yooyu duñ leen weddi benn ñaareel bi tamit mooy li ma waxoon léegi dëgëral yoon ñetteel bi mooy hôpitaux yi muy secteur bu ma xam bu baax am na problème yoo xam ne ñu koy napp réglé wuñu ko benn boo xoolee suñu hôpitaux yi dafa bari ay profil yoo xam ni xëy na bokk ñu ngi liggéey ci biir hôpital bi mais bokkuñu ay gis-gis maanaam njiit yi ñu leen tuddee administrateur professionnel médico syndicat yi am ci doole trop ñooñu ñu ngi liggéey ci biir kii bi mais bokkuñu gis-gis bokkuñu fi ciy jëm yooyu yëpp nag ay problème yoo xam ni dañ ko war a régler te problème gouvernance la aussi problème gouvernance mooy maanaam arbitrage c'est ça booy jiitee réew ay problème yu mel noonu am ñëpp xam ko am na ci bi hôpital yow da nga war a jël sa responsabilité nga def sa arbitrage lu tere nag nga déglu ñëpp waaw mooy li ñu commencé wax sànq rek maanaam gouvernance bi da ngay jege nit ñi jege seen soxla jege seen problème ñemee dëgg tamit waaw boo dul wax dëgg ak nit ñi ñu ngay liggéey dem fenn wala ngay boolee ci politique wala intérêt sa intérêt clan wala yooyu doo mën a doxal bukk gouvernance bu sotti loolu daal laa ko gisee mooy loo xam ni daal jot na ñi sànjaa ko d'accord effectivement je pense que jafe-jafe yooyu ci wàllu dëgg bi ndax ñu bëri ñu ngi douter actuellement ci existence feebar bi waaye nañu jàpp rek ne lu am la quel que soit li nga xam ne moom la ñuy nemmeeku comme ay matadi ci wàllu communication ci wàllu yorin mais li wér te wóor mooy ne feebar bi feebar bu am la alors dañuy progresser jàll suñu beneen rubrique muy news du net xam naa ñu def ci rapidement gannaaw loolu ñu am les articles du jour mais dañu dem ci news du net daal di faram-fàccee arrestation bu Boubacar Sadio commissaire divisionnaire à la retraite ak itam li nga xam ne mooy programme citoyen bu Ousmane Sonko loolu la ñu faram-fàccee ci les news du net gannaaw bàkk bi ak Mouhamadou Sissoko. daal di rek dem ci les news du net ak Mouhamadou Sissoko ñu ngi lay nuyuwaat. maa ngi lay fayaat di nuyuwaat suñu invité bi di nuyu bu baax ñi nga xam te ñu ngi suivre fii ci Sénégal7.com Sénégal7 TV sur Twitter sur WhatsApp sur YouTube et sur Facebook ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di leen ziyaara bu baax en fait. ponk bu njëkk bi démb dimanche bi en général dimanche da daan calme ñi di noppaliku mais démb dafa xaw a yëngu tuuti ndax dafa am benn commissaire divisionnaire à la retraite muy commissaire Boubacar Sadio ñu xam ko ci ay bindam yu muy faral di bind démb mu bind benn lettre ouverte adressé ko au président Macky Sall mais ci lettre c'est pas la première fois d'ailleurs non c'est pas la première fois mais lettre bi ni mu ko tuddee xam naa moo xaw a metti tuuti ndax mi ngi ko tuddee vous n'auriez jamais dû être notre président maanaam waroo woon mës a nekk suñu président boo ko doon dégg ci wolof
ci biir texte boobu nag mu utiliser ay mots yu dur yoo xamante ne ñun nag duñ ko mën a reprendre mais ay kàddu yu xaw a dëgër. lettre baa ngi ci Sénégal7.com mi ngi Sénégal7.com ku dem dina ko fi gis mu xaw a dëgër mu utiliser pour interpeller le président wax ci sa gestion. mu décrier sa gestion dem na ba benn instant sax muy ni dafa seetlu nii am na. ñi ñuy woowee ay homosexuels ak ay francs-maçons nekk présent ñu leen di gis seen teewaay ci au niveau de décision sphère de l'État bi ak beaucoup de nébuleuses yooyu ci loolu ba affaire boobu ba mu ko publier site d'information yi reprendre ko mu def le tour du net un peu ñu annoncer son arrestation. démb ci dimanche bi ñu arrêté ko yóbbu ko au niveau de la division des investigations criminelles ñu entendre ko fa wax ak moom ba guddi ci diggu guddi gi lañ ko bàyyi mu ñibbi këram convoqué waat ko tey am na nag source yi wax ni lu tax ñu arrêté ko du sax lettre bi kese parce que am ci lettre bi wax nañ le fameux article 80 ba nga xamante ne voilà mi ngi moo taxaw fii rek ku mu neex mun nañ ko te article boo xamante ne quand même depuis Senghor ñi ngi koy wax ni dañ ko fi war a jëlee parce que chef de l'État ku mu neex mu tëj la par rapport à partir de cet article parce que day jàpp ni boo ko xeeloo sax mu ne ok offense la voilà mais dafa am beneen am na ñu naan aussi dañ ko arrêté parce que dafa bokk ci benn association boo xamante ni dañu doon waajal benn manifestation le 23 juin te xam nañ 23 juin date bu symbolique la au Sénégal depuis 2011 parce que booy seet 23 juin moo amorcé woon la chute du régime de Maître Abdoulaye Wade léegi nag ñu ne loolu la maintenant kenn xamagul exactement lan moo ci xew parce que avocat moo annoncé woon son arrestation avocat yi waxaguñu te moom it war naa wuy jiwaat tey bu ñeenti waxtu jotee ak genn wàll ci ngoon gi donc ñu dinañ ko suivre pour nos internautes xam nan la wanantu di mujjee ki gëtëm quoi ba mooy ponk bu njëkk bi ñu fàttali rek ne moom biñ ko convoqué biñ koy entendre dafa confirmer li nga xam ne moom la wax ci biir lettre bi maanaam dindiw ci dara donc information yi jot nañ ko démb ci guddi gi ku xam le commissaire nga xam ni c'est quelqu'un de téméraire que ba pare beneen bi c'est quelqu'un booy seet lui il a été ku am xel la ku mun a xeltu la booy seet projet volontariat bu les volontaires de la ville de Dakar c'était lui qui était derrière, c'était même lui le directeur à un moment donné ba mu fa gi booy seet ASP ñi conduire le projet des ASP là moom la woon agent de sécurité c'est koo xamante ne daana liggéey ci sécurité ba génn ci mais ku ci am xel la te ku mën a xeltu la en plus ku mën a xeltu la même bu dee nag moom depuis un certain temps day wane son opposition au régime en place mais il a le droit il est sénégalais et d'accord balaa ñuy egg ci deuxième point bi ci droit boobu nga wax doyen gis nañu ne pratiquement ku wax sa xalaat rek wala nga am position yu dure yoo jël envers le pouvoir en place dañ lay convoquer am nu ñu def ak yow daal yow noo ko gisee est-ce que jàpp nga ne doxalin la boo xam ne dina renforcer démocratie wala est-ce que dina doon loo xam ne dafa indi apaisement social ci réew mi waaw ni mu gisee mooy benn dafay poser problème suñu réforme suñu institution yi. Très bien. Parce que bu fekkee ni ñi nga xam ni ñooy arrêté wala ñooy enquête. di par exemple wala ñooy àtte magistrat yi nit ñi wóoluñu seen indépendance lu ñu mënti def day takk suuf. dañ leen di soupçonné. donc li jot fii mu nekk. mu am ñu ko war a def bul tey di suba. ñun nañu ko prévoir bind ko ba mu leer suñu programme te dugg ci détails yi. maanaam mooy les gestions judiciaires de compte ay mën nañu war a nekk seen indépendance dafa war a am nit ñi wóolu xam ne ñii. waaw bés bu dañuy indépendant seen liggéey yi ñuy def boobu bu ñu arrêté ku mënti doon. xëy na xel yi du ñaaw. loolu laa njëkk a gis. beneen bi tamit xëy na ñun ni ñuy gisee ay diffamation ay offenses yooyu xëy na c'est peut-être que c'est un peu exagéré. damay xool fan yi par exemple
président tam ci boppam nièsam moo bind benn livre nièsam bind benn léegi secrétaire d'état bi nekkoon ci moom Bolton bind li depuis démb extrait yaa ngi ci internet effectivement waaw boo gisee li muy wax mais teewul moom président boobu mer na mais bi ñu yóbboo ci magistrat bi ne ko livre bi ne ko waaw bu mu ko génne dafa ni maa bañ li bind lu tax waaw mu ngoog donc xëy na si démocratie fi mu toll ak si ñaaw njot fi mu toll boo critiquer tuuti sax ñi ne la daal nekkul ak yoon waaw mais critique dafa bokk ci démocratie est-ce que duñu fàttali aussi li Barack Obama doon wax ne en Afrique il faut des institutions fortes et non des hommes forts mais dafa mel ni nag Macky Sall dafay wane dooleem bu baax est-ce que ça ne rappelle pas citation bu Obama boobu waaw man de ci sama gis am na ñu ko gisewul noonu nag sama gis-gis gis naa sax ay président bi yoo xam ne bi Barack Obama waxee loolu d'accord duñ ci ils l'ont fait savoir carrément mais sama gis-gis ay institutions fortes mooy defar réew boo gis réew boo gis mu jóg rek la plupart du temps xëy na am na njiit un homme fort mais boo xoolee bu baax homme fort boobu du dara ko xam ne dafa bëgg réewam mooy boo xoolee par exemple ñu mel nekk ci Asie du Sud-Est ak yu mel noonu nu ñuy defaree seen réew en 15 ans 20 ans ñu développé seen réew bon du ñu ay nitu caaxaan mais ñun réew mu mel ni Sénégal dafa yàgg ci démocratie boobu ñun ñi kenn juddoo ko ci parce que boo xoolee histoire de démocratie Sénégal da ngay remonter au temps de la coloniale ak yu mel noonu donc dina jafe sama gi yaakaar dina jafe nit ñëw ni man daal dama am doole damay waaw kooku da koy tàddal rek c'est ça waaw boo bëggee daal nit ñi respecté la da ngay liggéey nit ñi gis sa résultat bu nit ñi gis sa résultat lu mu yàgg-yàgg dañ la topp waaw man def daa ni kooku moo war a nekk objectif premier du question homme fort xam nga homme compétent xam nga jiit bu am njëriñ waaw boo xamee bu liggéeyee yow di nga gis impact bi sa vie man dinaa gis njëriñ bi bu ko defee ma topp la mais boo ma jaayee doole nag tamit du ma la topp wala bu ma la topp bu yàggee te ma fekkatu c'est ça man noonu laa gisee daal d'accord noonu laa gisee d'accord alors ñu jàll ci beneen point bi Sissoko mu concerne le programme citoyen de Ousmane Sonko jot na muy le point le lancement officiel du programme citoyen de PASTEF. Du parti il faut préciser c'est le parti PASTEF moo doon lancé c'est vrai que il est le président du parti moom moo doon animé la conférence de presse hier mu annoncé ko nag mu nekk la nga xamante ne mun nañ jàpp ni innovation la si la manière de faire la politique au Sénégal parce que suñu parti politique traditionnel yi ñu fi xamoon avant c'est vrai que am na yu mujjee juddu après 2015 parti yu mujjee juddu gis nañ beaucoup d'innovation il faut le dire gis nañ beaucoup de promotion des jeunes gis nañ ko mi ngi ñëw nànk-nànk mais bii nii ni ñu defee la manière de faire la politique bi Ousmane Sonko lancé bariwul xamuñu ko woon Sénégal c'est-à-dire ñun dans la manière de faire la politique c'était plutôt une manière partisane man ak samay nit ñoo far ñooy kii mais gis nañ bii ñu annoncer des programmes citoyens ba nga xamante ne ça concerne tout le monde ak parti boobu mun ci bokk léegi nag loolu mu ngi ko tënk ci la nga xam ne ñu ngi ko tuddee pacte de confiance de solidarité de citoyenneté de patriotisme ci nee na ñetti ponk yooyu noonu mu war a lancer ci pacte boobu la war a nekk mooy pacte boo xam mooy la nga xamante ne digaale bu mu digaalee askan wi ba nga xamante ne confiance mooy wóoluwante moo ci am solidarité jàppalante citoyenneté wane sa bokk ci réew mi ak patriotisme yooyu ñoo ko war a lal mu ponk bu njëkk premier pilier wu déclaration boobu moom nee na don de sang boo xamante ne moom tàmbali ne ko d'ailleurs te buñ ko tàmbalee fan yi li ci gannaaw gis nañ ni moom seetlu na ni sur les 45 départements yu nekk Sénégal 37 yi nit seen woote bu ñu woote nit ñi wuy nañ ko ba dem nañ may deret et au niveau national ñoom fu ñu toll gis nañ ni 3580 poches de sang yoo xam ne may nañ ko te il faut rappeler que nii ça fait suite
à l'appel de waa CNT Centre national de transfusion sanguine. ñoom ñoo lancé woon appel nii dañu manqué sang après ci lañ ci wuyoon nee na daal 3580 poches de sang lañ may au niveau du centre de transfusion sanguine te nee na programme boobu ñoom dañ koy def programme annuel programme boo xamante ni day dox saa su ne c'est-à-dire chaque ñeenti weer parce que maye deret dañ ne bu dee góor la ñetti weer yu nekk bu dee jigéen la ñeenti weer yu nekk. léegi nag ñoom jàpp nañ ni comme dañu bëgg ñëpp di mayendoo. ñu compter à partir des femmes c'est-à-dire ñeenti weer bu nekk ñu maye deret. ci noonu lañ tëddalee ponk bu njëkk bi ci topp nag. ponk bu ci njëkk nag bu ci topp mooy les week-ends citoyens neen les week-ends citoyens nu ñu koy defee dañ koy def ci commune bu nekk ci koñ bu nekk nga xamante ne dafa am ay activités yu muy àndal activités yi dina am pratique du sport dina am setal dina am nettoyage des cimetières dina am secourisme activité de reboisement aussi dina am booy seet c'est des activités de masse c'est des activités de masse yaa nga xamante ni Sénégal xamoon nañ ko lu mel ni setal booy dans les années 90 92 93 seetlu woon nañ ko fi mu amoon fi ampleur président de la République yàggul dara annoncé woon na ko fi mais Covid bi moo tax ñu teg ko ci suuf boobu mooy nekk ponk bu mujj bi bu ci topp bu mujj bi nag ponk bu mujj bi mi ngi tudd les vacances agricoles maanaam dafa ne ñoom seen programme ñu ngi ko tënk ci autonomisation de la personne des communes des communautés ba nga xamante ne dañu bëggoon ku ci nekk mu dem bàyyi li ngay vacances yi xale yi di toog ñu dem bay ne ci noonu bañ ko lancé mu am ay sénégalais yoo xamante ne dañu rafetlu mbir bi jox leen à travers le Sénégal ñu jox leen lu tolloog 500 hectares yoo xamante ne de Saint-Louis Ziguinchor Bambali dëkk yëpp mu lim leen ni foofu noonu bu ñu fa demee ku ci nekk ak portion bu ñu la jox nga bu ñu demee foofu ñu bay fa. d'accord ñu bay fa mais aussi comme ni nga ko xamee waxaat na sur le racisme bi am ak les thèses yi fi amoon pour expliquer ni ñun nit ku ñuul suñu xel mënul màcc affaire yooyu expliquer na waaye moom fu mu daanelee balaa moo daaneel wax na ci li nga xamante ne kii di président de la République Macky Sall bokkoon na ci ñi ko doon gën di wax mooy l'instauration d'un nouvel ordre mondial moom daal jàpp nañ yooyu daal ay yëfu caaxaan la parce que jàpp nañ ni ñiy wax nouvel ordre mondial bi jéem nañ utiliser lépp pour jël yi ñu bëgg a def ñu dugal ko biir Afrique li ñu bëgg a yàq ñu dugal ko biir Afrique comme bu mel ni vaccin yi ñu fi waxoon nee na vaccin yi askanu Afrique yi ñoo ko bañ même bu dee am na ay présidents yu joxe woon seen accord nee na askan wi ñoo tax defuñu ko waaye ñooñu bàyyiwuñu ñu ngi bëgg a profité ci contexte bi am mooy lutte contre le racisme ak li juddoo ci génn ko àdduna kii di George Floyd fële ci Minnesota ci Minneapolis nee na dañ ci bëgg a profité boo xoolee à travers le monde dëkk yaa nga xamante ni kenn mosu leen xam ci défendre les noirs sax da nga leen di gis ñuy autoriser des marches pour nee na foofu lañ bëgg a jaar yooyu nee na daal na africains yi na noirs yi en général conscient xam ni ñooñu duñ leen mës a bëggal lu baax. ci loolu moom. annoncé ne sax ni moom dina publier ñaari livre bi njëkk nee na dina ko wax sa vision sur l'Afrique beneen bi dina ko def sur la décentralisation. d'accord waaw moom Ousmane Sonko. bu jeexal na di ñaan kii di président Macky Sall. mu bàyyi Abdou Karim Gueye mu ñibbi këram ndax dafa feebar. d'accord alors doyen Sissoko wax na ko muy programme citoyen bi nga xam ne Pastef am nañu ko ACT ñu fàttali ne yow ci nga bokk yaay conseiller en gouvernance publique bu Abdoul Mbaye certainement ACT am nañ benn programme citoyen aussi xale yi ñëw man mi yenn saa yi dem naa ci koñ yi participer bien que bokkul toog samay attribution de conseiller en gouvernance parce que dama ne aussi doo nekk conseiller rek
toog ci sa bureau wala yu mel na bind da ngay dem ci terrain bi nga xam ni fii ci ngay gën a mën a penser. waaw booy penser dara aussi il faut nga am njëriñ donc ACT man ba ma ci duggee ba léegi Sénégal yëpp ñu ngi koy wër def seen manifestation citoyenne sans compter seen yeneen projet yi ñu am sax former les femmes pour la fabrication de produits locaux temps yi sax gën nañu avancé parce que ñoom ñu ngi léegi ci affaire internet ak yu kenn xamul. c'est ça waaw te loolu tamit mi ngi bokk ci programme école du parti waaw donc man defe naa depuis 3 ans maa ngi ñu gis ñu koy def yenn saa yi dama naan weekend bu ma déggee ñu ngi fenn ma dem xoole dugg fële donc bon bu weesoo loolu tamit sax dafa bokk ci suñu constitution dañ ni parti dafay concourir suffrage universel bi mais parti aussi am na rôle développement donc parti bu nekk war nga am farlu boobu boo xoolee ñun sax d'ailleurs suñu programme ñu tuddee PROACT pour wax la ni ñun dañuy liggéey parce que suñuy programme ni ñu nekkoon ci PROACT 1.0 léegi ñu ngi dugg PROACT 2.0 toog nañu ay jamono yoo xam ne mercredi bu nekk samedi bu nekk dañu koy réunir pour bind loolu mooy indi programme bi génnewuñu lépp nag yenn saa yi ñu wax ci yenn yi donc pour dire que ñun dañuy liggéey def ci am ay wax yu am maanaa parce que benn wax bi mooy faire la politique autrement benn wax bi mooy gouverner autrement loolu ñu ko bind ba mu leer bu ñu ko bindee ba mu leer tam bu nekk dañu wax nu ñu koy defee réforme yi ñu war am ci décentralisation bi ak ci communes yi dañu ko bind ba mu leer wax ko ba mu leer wax nu mu ñu war a defee réforme yi am tamit ci la lutte contre la pauvreté ak l'appui aux femmes aux jeunes mooy yi ngeen wax direct mais dañ ko def ci programme ba mu leer bind ko donc loolu moom dafa nekk loo xam ne bind dañu ko xalaat nañu ko toog nañu presque 1 an et demi di ko liggéey ba teg ko sax duggaat ci beneen version bu bees donc loolu laa bëggoon wax bon li passé def lu baax la ñun ñu ngi koy def depuis 2 ans et quelques bind ko ba mu leer ba sax léegi ñu ngi bindaat beneen d'accord mën naa wax ni tamit bon autonomie commune yi dañ ci d'accord ak moom parce que loolu dañu ko bind ñu bañ ne dañuy Sénégal du Dakar dañu ko bind ni suñu programme ni Sénégal du Dakar pour Sénégal développé dafay nekk développement boo xam ne à la base la day dem ba ci biir gox yi loolu pour mu dem ci biir gox yi nag moyens yi nga xam ne dañ ko denc fii Ndakaaru ci ministère yeeg yu ma xamul fonctionnaire yi di ko jaay il faut ñu séddale ko ni beneen façon séddale loolu itam dañu ko bind ba mu leer ñu war ko def bon nouvel ordre mondial bon moi je ne sais pas en tout cas li am ba am mooy boo xoolee crise bi ñuy génn nii génn affaire bi ñu nekk nii dafa wane ni am na difficulté yoo xam ni boo amee ku nekk sa bopp ngay tal waaw loolu moom moo tax am sax benn espèce gu werante ndax léegi nouvel ordre mondial wala gouvernance mondiale ndax am na maanaa léegi kooku borom xam-xam yu bari ñu ngi ciy werante waaw man en tout cas ñun suñu parti li ñu ko gisee mooy sa bopp ngay njëkk sa intérêt ngay njëkk jiital. maanaam nouvel ordre national. waaw nouvel ordre national ngay njëkk jiital. nouvel ordre national nag dafa am réforme yi dafa bari. te nouvel ordre national sama gis-gis ban un vrai leader moo ko mën def. c'est ça waaw un vrai leader moo ko def parce que day fekk ni yow nga mën a résister. yenn intérêt yi yow sa bopp xëy na du ma ni soxla woon dara wante yenn yi doo ci dugg. c'est ça donc si ni ñu ko gisee daal mooy ordre bi daal ci suñu biir la war a commencer. ñu dooleel suñu bopp moo tax tam boo xoolee suñu programme mi ngi dañuy wax ñuy transformation structurelle de l'économie. ñun ñu ngi ko basé ci dooleel ñi nga xam ne ñoo ëpp ci réew mi liggéey muy artisans yi di les PME di les PMI nangam da nga leen di dooleel. boo loolu dooleel na nga am benn base boo xam ne ci ngay construire le développement économique parce que boo xoolee les pays développés. ay jamono yàgg na. mais ñoom ci forge yi la ñu commencé. forge yi nekk usine. usine yi di màgg dugg bourse yu kenn xamul donc da ngay sukkandiku sa bopp doo jël lépp jox ko bitim réew
d'accord waaw. xam naa ne doyen loolu dinañ ci ñëw ci suñu ponk bu mujj. ci faram-fàcce bi nga xam ne nar nga ñu ko defal ci naka la économie mën a taxawaatee ak naka lañ ko mën a prendre en charge ba nga xam ne duñu am ay lor yu bëri ci wàllu koom-koom bi donc mu ngi noonu dinañ la retrouver waat ci suñu rubrique invité ñu dem jàll ci beneen point muy les articles du jour dañ ciy ànd ba tey ak Mouhamadou Cissokho gannaaw bàkk bi ñu faram-fàcce ko rapidement daal di jàll ci yeneen rubrique yi. Voilà les articles du jour dañ ci àndaat ba tey ak Mouhamadou Cissokho ñu rek tàmbali ak l'observateur certainement wala les journal enquête très bien. journal enquête ñu ngi ci tànn article bi nga xam ne mi ngi nekk seen page 3 ñu ngi wax ci Cheikh Yérim Seck. Cheikh Yérim Seck ñu ngi wax ci moom ni dafa war a wuy ji tey section de recherche waaye nag du coow bi ko fa yóbbu woon moo ko fa nar a delloo déedéet du boobu lii beneen coow la coowu avortement ba nga xamante ne dañ ko ci tudd ba ñu am ñu arrêté am benn jege ñaaleem ba nga xamante ne waa section de recherche bu kii nañ woo nañ ko convoqué ko déglu ko bañ ko dégloo moom ñu ne boo jëlee kii nga xamante ne mooy Gaston Coly nekk suñu naataango bu nekk foofu ci enquête moom nee na kooku waajooñ nga xamante ne dafa jege Cheikh Yérim Seck moom dafa avoué ni joxe na 200,000 ak pour ndaw soosu pour xale bi pour mu waaj yàq ëmbam xam nga mooy avortement boobu nga xamante ne dañ ko tere il faut rappeler que avortement dañ ko tere Sénégal du quelque chose de légal donc 200,000 ñu ne nag ba mu ko joxee dafa ne enquêteurs yi ni moom loolu Cheikh Yérim Seck moo ko si turam la ko defee mu nekk la nga xamante xaw na tey tuuti xel gannaaw ko semaine passée rek gisoon nañ Cheikh Yérim Seck nekkoon ci actualité bi engagé woon benn xeex boo xamante ne moo waroon ñu jàpp ko après ñu bàyyi ko def ko sous contrôle judiciaire tey ñu rappelé na nga xamante benn encore une fois problème de mœurs la bon quel est l'objectif est-ce que c'est vrai ou pas nañu suivre après li ci munte am dinañ ko jox suñuy internautes. D'accord beneen poñ bi. mooy laas. laas dañu def une bu mag ñu jagleel ko ki nga xamante ne moo nekkoon jege ñaale maître Abdoulaye Wade di Pape Samba Mboup moom mi ngi bugg a révéler vieux démons. waaw Pape Samba Mboup mi ngi bëgg a révéler les vieux démons ndax Pape Samba Mboup mi ngi wax ni mi ngi yoonal Macky am troisième candidature. parce que nit ñi 23 juin voilà et aussi il faut rappeler que ñii nii ñoo nekkoon ca gannaaw maître Abdoulaye Wade di ko wax ni yow la ba li ko dal ko. ba coow sax tàkkoon ci askan wi ba ñu bëri génn àddina je pense que foofu gën a intéressé askan wi. que li nga xam ne moo arrivé maître Abdoulaye Wade mooy li am ba am mooy ñoom ñi ngi bëggaat li ñu def fi ñu poussé woon Abdoulaye Wade dafa mel ni fa lañ bëgg a poussé kii di Macky Sall ndax le président moom ci boppam wax na ni ñaari mandat la mun a def bu paree mu dem yoonam moom kenn waxloo ko moo ko wax te beneen bi. même bu dee moom nee na boo jëlee suñu constitution am na lu ñuy wax ci wàllu justice jurisprudence boobu nga xamante ne moo amoon en 2012 nee na jurisprudence boobu noonu waa conseil constitutionnel mun nañ ko appliquer waat à Macky Sall et ce qui est ñi xam yoon ñu bëri jàpp nañ ni loolu la mun a nekk maintenant est-ce que dañuy ñëwaat si maa waxoon waxeet ou pas mais l'essentiel mooy am na ñi nekk ay ci gannaaw Macky Sall ñoo xamante ne ci moom lañ bokk ci parti wala ñu nekk allié ñoom seen bëgg-bëgg wala seen i pexe yëpp mooy Macky Sall
defaat troisième mandat moom nag neewoon na Sénégalais yi du ko def ñun moom kàddoom la ñuy déglu mais pas ñii seen i kàddu parce que ñii il faut le dire ñii Sénégalais dañu pare si ñoom dañu nekkoon fenn di doxal doy ñu jëlee leen fi ñu ñëwaat recycler wu waat par la formule là de transhumance maintenant Sénégalais faluñu ay recycler Macky Sall lañ falaat ko nee na du faluwaat moom la ñuy déglu bu nekkee wax na li mu ciy def boobaa Sénégalais yi ñoom ils sauront quoi faire. d'accord ci poñ boobu Cissokho baal ma doyen naka nga ko gisee wàllu histoire du troisième mandat beeg ñi nga xam ne bëgg nañu indi ay yoon yu légal pour maanaam daganal ko. waaw man de dama yaakaar ni bu fekkee ni da nga bëgg sa réew nga bëgg tam Sénégal parce que boo xool Sénégal boo doxal ci biir Afrique li ñu koy royee dañ naan démocratie bu njëkk mais léegi boo xoolee aussi boo demee def naa ne yooyu sa doot di waxtaan ak yow am na lu tax mën nañu wax ni c'est dommage quand même mu am nit ñoo xam ni saa ñu demee bay bëgg a avancer rek ñu sulli yenn yi bëgguñu dugal ci loolu man daal c'est sama gis-gis daal problème ñi am ngeen wax léegi ay temps Abdoulaye Wade waroon na nekk leçon boo xam ni daal ku ñëw da ngay yem ci ñaari mandat yi loolu daal moom mooy sama gis def naa démocratie Sénégal fi ñu toll nit ñi am assurance boobu doon nekk progrès bu mag boo xool sax lu tax ci boo xoolee par exemple ba damay xool États-Unis dañuy président bi toujours ñaari mandat bu bare bari te kenn bind ko ci constitution bi parce que amoon na benn jamono waa ju nekkoon fa président ñuy bëgg ko def la deuxième mandat xam nga troisième mu ni moom daal mën na ko parce que c'est contre la démocratie daa am yoo xam ni sax de loi éthique la waaw dañuy weesu loi dañuy wax loi rek mais loi am na lu ko ëpp doole xëy na moral moo ëpp loi doole xëy na éthique am na ñu ko gisee noonu donc éthique bi moo des am na ñoo xam ne tamit amuluñu sama gis-gis amuluñu njëriñ réew bi ñoom nag neex rek ñu toog bi demee noonu waaw ñooñu nag bu ñu leen toppee en tout cas la balle est dans le cas du président waaw comme ni ngeen ko wax léegi en tout cas déclaration bi mu defoon beaucoup de gens ont compris que li mu wax ni mooy daal du def plus de 2 mandats maintenant nag on est obligé de dire qui vivra verra. D'accord, ça marche. Alors ñu dem ci ñetteelu journal bi si soxla l'observateur la ñuy waxtaanee bii nag ñu ngi waxtaanee ponk ba nga xamante ni yëngaloon na réew mi bu baax a baax. muy li nga xamante ni suñu naataango yooyu di BBC ñoo ko fi publié woon muy enquête boobu sur le pétrole sénégalais nga xamante ne dañu accusé woon kii di Aliou Sall ci benn société bu Agritrans ni dafa recevoir lu tolloog ci 10 milliards de dollars. nga xam ne bu ñu ko doon estimer mu nekk 6 000 milliards de dollars. de francs CFA nga xamante ni daf ko recevoir woon ba nga xam ne ci wàllam ci affaire pétrole bi. ñu seetlu nag ba fi coow li yëngatu. mu yëngatu président de la République. wax ni dañu tuumaal raqam mbedd mi yëngatu mu démissionné procureur jël wax ci kàddu ñu déglu ay ñetti nit boobu ba léegi journal bi nee na waxatuñ ci seetlu nañ ni affaire yi dafa mel ni ba mu demee ci procureur la mel ni lu ñu nëppal boobu ba léegi waxatuñ ko waxatuñ ci ndax Serigne Bassirou Gueye moo ne woon mayetul kenn mu ciy wax moom moo ko waxoon ndax moom mooy procureur de la République waaye moom kii di Ndeye Fatou Diop Blondin nga xamante ne aar li ñu bokk ci ñi ko jiite moom wax na ni du ci régime bi ñii nii ñooy leeral wax ji moom loolu la jàpp dafa jàpp ni ñii nga xamante ne ñoom ñoo def lii du ñoom ñoo koy leeral loolu la Ndeye Fatou Blondin wax moom daal jàpp na ni daal mbir mi fi mu yam fa la nar a yam keneen di Mamadou Lamine Diallo nga xam ne moom tamit ràññee woon nañ ko ci xeex bi ràññee woon nañ ko ci ba sax ci documentaire boobu noonu moom bokk na si intervenant yi moom nee na moom tôt ou tard day yàgg rek waaye dina mus a leer affaire bi dina mus a leer bu ñu fàttaliku ni Aliou Sall démissionné na CDC caisse de dépôt et de consignation waaye boobu ba léegi moom it
waxu ci neewoon na day porter plainte am ba léegi neewoon nañ dañuy porter plainte opposant yi porté woon affaire bi dégguñu en tout cas daal wax ji ba ko gars yi agité ñu fay ko fu nekk fayul dañ kaa yóbbu ci procureur bañ ko yóbboo ci procureur am na benn xalaatkat français bu doon wax ni benn politicien français bu doon wax ni boo amee coow ci réew nga bugg ko fay da nga koy utal commission d'enquête parlementaire mais dafa mel ni bii it bañ ko buggee fay dañ kaa yóbbu ci procureur fa affaire yi waroon leere waaye fa la affaire yi tàggatéem bi boobu ba léegi kenn déggu ko loolu moo nekkoon suñu ponk tey ci les articles du jour. d'accord balaa ñu koy tëj di dem ci reportage bi nga xam ne moo ñuy ubbil bunt bi ci suñu invité doyen ci wàllu wax na ci wàllu pétrole daf ñuy fàttali un peu la gouvernance des ressources naturelles naka nga ko gisee actuellement rapidement. waaw xam nga man sama gis ak ci koo xam ne tam loolu daf ci liggéey lu bare bari di ci lu nekk amuñu fi ñu toll nii amuñu benn système de gouvernance boo xam ni dina tax problème yooyu réglé waaw loolu dañu ko amul ba mënuñ ko doore benn ci corps de contrôle yi. d'accord waaw dañ leen nasaxal. man ci laa jógee nii ci laa nekk pendant 30 ans boo xoolee sama CV bu baax ci laa nekk pendant 30 ans. je pense que état bu Sénégal envoyé woon na la Djibouti ci région yu mel noonu. waaw pour ma defal leen seen inspection générale d'État. c'est ça waaw ci loolu ñu décoré yooyu nga doon wax moo tax waa Djibouti décoré ma ci. donc dañuy xaw a tardé foofu. samay xarit nag ñoo fa nekk mais dañ ma baal wax dëgg. dañuy tardé foofu xam nga jamono ji boo xoolee contrôle yooyu toll nañu foo xam ni pour def ko dafa am ay pouvoir yoo war a am. dëgg gi mooy amuñu ko am na indépendance boo war a am. dëgg gi mooy amuñu ko. waaw boo xoolee aussi li ñuy wax lutte contre la fraude et la corruption moyens yi mu laaj pour le moment amagu fi. waaw amagu fi réforme yi mu laaj c'est des réformes très sérieuses parce que lii tug yi wax ci tubaab normes internationales war bonne pratique xam nañ ko nan yan pouvoir nga war a am nooy doxalee enquête suñu magistrat yi wala sax suñu inspecteurs yi bu cas bi génnee Sénégal rek day compliqué man bi ñuy wax affaire Petro-Tim laa ni kii daal solution bi nekkul fii sama gis-gis ban en tant qu'expert solution bi nekkul fii solution moom mu nga bitim réew mais c'est très compliqué ça ay problème mandat rogatoire bi kenn xamul la. donc si système juridique bi nga xam ni moo régir les contrôles dañ ko war a réformer carrément. et puis du yem ci corps de contrôle yëpp da ngay dooleel citoyen bi mu mën a jouer rôle am na dëkk yoo xam ne par exemple toujours lay wax États-Unis parce que dama doon liggéey ak ñoom. maanaam boo xoolee yow citoyen bi. boo yaakaar ni daal. am na koo xam ne doxul yoon mi ngay jëlal alal réew mi la ko yàq bu la neexee nga porter plainte wante yoon foofu dafa ne boo porter plainte tam sa risque la parce que duñu la permettre ngay porter plainte di dénigrer moom tax ñu dëkk ko false claim ak false bi mooy bu fekkee da nga def fausse dénonciation itam da ngay am sa responsabilité beneen bi boo xoolee rek damay joxe exemple rek pour mu ne niveau fi ñu war a egguñu fa dañuy wax nii rek mais dañuy tardé ci boor boobu. boo xoolee li ñuy wax def naa ci tubaab bi ñu koy wax ni dénonciateurs yi. donc avec le whistleblower yooyu inspecteur boo gis États-Unis téléphone am. li ñuy wax ligne rouge la ñoom hotline la ñu ko tuddee. di citoyen mën na ko woo bàyyi message nii man kat yaakaar naa lii mu def enquête am mais enquête bi dafa am nu mu koy defee. ba nga xam ne duñ ko wax rek mu jóg. yooyu yëpp dañ ko bindee donc système bi dañ ko war a réformer dëgg. mu des nag beneen problème ñu tuddee ko évaluation amu fi maanaam ay at a ngi nii ay inondation yu kenn xamul jël xaalis bu bari def ci mais kooku du sax audit moo koy régler yenn saa dañoo war a évaluer xam ndax noonu ñu koy defee jaadu na noonu ñu koy defee baax na maanaam tubaab di ko tuddee mérite projet bi ndax am na mérite donc yooyu yëpp amagu fi. ñun nag yooyu yëpp dañ ko bind suñu programme ba mu leer wax naa leen attaque ñu ko topp ñu ngi ciy liggéey bu ñu duggoon la day nekk quelque chose de technique donc loolu daal laa gisee gouvernance bi moom vraiment dañ ko war a defaraat dañuy war a topp les meilleures pratiques au monde
nekk nañ ci jamono boo xam ni lu waaye def fee États-Unis wala feneen xam nañ ko mi ngi ci internet mi ngi ci livre yi mi ngi mais loolu nag dafa doon nekk opportunité pour ñun. pour ñu defaraat ci système. d'accord alors dinañ ci ñëwaat léegi xam naa ne dinañ ci ñëw ci wàllu koom-koom bi. impact yi nga xam ne Covid 19 bi def na ko loolu tax justement. ñu proposé waat leen benn reportage boo xam ne ci wàllu secteur informel bi la impact yi nga xam ne moom la Covid 19 bi am ci koom-koom bi rawatina ci informel bi. waaye relance bi nga xam ne yenn ci entreprise yu ndaw yi ñu ngi koy defaat di tàmbaliwaat seen i activité bu loolu weesoo nag dinañ ñëw. sekk waxtaan ak doyen Abdou Karim Gueye bu ko defee ñu xool impact yi nga xam ne moo am ci feebaru Covid 19 bi ci koom-koom bi waaye itam naka la ñu mën a def rek ngir mbir mi teguwaat ci yoon en terme de bonne gouvernance en terme de lépp loo xam ne rek daal mën nañ ko taxawee ngir mbir mi daal di jaar yoon dañu dem déglu reportage bi daal di delluwaat ci plateau bi ngir waxtaan bi. woyofal bi ñu indi ci mesure yi état bi jëloon ngir nag xeex jàngoroy Covid 19 ndax tax na njaay mu sew mi am ci gox yeeg goxaat yi dellu fa mu nekkoon ngir am tontu li doxantu nañu ci mbeddu Ndakaar. jëndul normal lu ñu fàtte rek bu ñu fàttee brioche dorée wala marché ñu ñëw fii ay oignon yooyu xam nga boobu doo mun a kii denc wala persil wala bisaabu loolu doo mun a denc wala kaane mais kaane yooyu na. amuñu kii bu jëndee loolu kese loolu du ñu arrangé ay kii bi ndugg bi ba mu jëndee loolu la ñu arrangé léegi na jëndatul ndugg waaw day dem ci marché wala osam mu jënde wala salade yooyu léegi lu ñu jënde daal bariwul loolu na arrangé wuñu amuñu lu ñu lekk fii la ñuy kii woon amuñu kenn ku ñu jàppali fii la ñuy jaay bu ñu jaayee ñu am lu ñu yóbbu kër gi waaw amuñu njaboot amuñu kii amuñu lu ñu utu lekk fii la ñu utu lekk bi yëpp. waaw muy dox comme dab rek muy dox comme ni ñu doon doxalee tuuti rek xam nga changé wu na mais du trop quoi tane na client yaa ngi ñëw ñuy jënd ñuy sant yàlla daal bu baax. mais xam nga tamit état mënul jàppale ñëpp des fois yow yaay def lu la war rek tamit mooy loolu quoi parce que du ñëpp la ñuy mën a jàppale am na ñoo xam ne mën nañ leen jàppale am na ñoo xamante ne duñ leen mën a jàppale. te ñun ñu ngi ciy sant yàlla ki ñu nekkal tamit jàppale nañu si quoi seetaanuñu. ginnaaw bi ñu jógee ci jaaykatu ndugg yi ci koñ bi ni ko ndaw si waxee seet si nañu jaaykatu café bii waaye moom li mu ñu xamal mooy avant jàngoro Covid 19 bi di ñëw daan na jaay lu mu néew ñetti siwo café bi Covid bi ñëwee nag fi mu toll nii daanaka li muy jaay bu tollee benn siwo wala benn siwo genn wàll ci lay yem mu mel ne njaay mi doxatul ni mu doon doxee waaye nag comme ubbi waat nañu yoon bi fi mu toll nii njaayam moom mi. tàmbali naa dellu. voilà mu nekkoon reportage bi nga xam ne Socé Ndiaye proposé nañu ko ñu jaajëfal ko bu baax di reportage boo xam ne muy concerné wàllu koom-koom bi ak li nga xam ne mooy impact yi nga xam ne moom la Covid 19 bi am looloo waraloon ñu amoon benn programme nguur gi daal di taxawal benn programme de résilience sociale et économique et sociale loolee nag li ko taxoon jóg mooy li nga xam ne mooy taxawu askan wi ak entreprise yi ci ngir rek ñu mën a résister ci jafe-jafe yi nga xam ne Covid 19 bi andi na ko ci koom-koom beeg seen nekkin alors doyen ñu gis ne am na koppar yu bëri yoo xam ne daf nañ ko ci. est-ce que jàpp nga ne soutien boobu nga xam ne daf nañ ko ci dina doon lu doy pour que ci diirub crise bi. entreprise yooyu mën a taxaw jànnook li nga xam ne mooy jafe-jafe yi bu ñu régime ne baal retour bi ñu fermer ko comme ça ñu mën a déggante bu baax fii. waaw ndax dina doy na bon loolu moom mënuma ko certifier. parce que il faut nga xam ñoom nu ñu ko. jëfandikoo ba élaborer montant boobu ndax associé nañ ci entreprise yi. ndax boole nañ ci parce que xam nga crise bi boo xoolee au niveau mondial bi mu commencé. nit ñi daal dañu li ñuy war a gën a tal mooy feebar bi donc ñu jox priorité feebar bi. jox ko accent mais
boobu sax borom xam-xam yi commencé nañu wax ne ah feebar bi de mi ngi fi wante li ñuy xaar moo raw. waaw on va rentrer ñu ko tuddee ñoom crise de liquidité maanaam mbiru xaalis. léegi après affaire xaalis lay doon donc parce que entreprise yi tamit seen doole mooy seen fonds de roulement wala seen disons seen trésorerie. waaw boo toogee entreprise 6 mois jaayuloo comme ni ko defe naa jaay katakat bi wala kenn wax léegi. bon effectivement da ngay am problème chiffre d'affaires. Donc est-ce que loolu yëpp sóoraale nañ ko ci petite moyenne entreprise yeeg yu mel noonu dégg naa daal ñuy programme yi 1 milliard def naa bu ma juumul. bon def naa tam banque mondiale fan yi déclaré na apport bu mu war a joxe. pour defe naa force Covid dañ ko doxama. c'est ça waaw mu ngoog donc ndax dina doy bon loolu problème mais li ma gën a préoccupé daal mooy dama yaakaar ni dañuy dem ci crise bu gën a xóot. waaw léegi. donc war nañu fagaru de mettre en place donc man sama gis-gis rek du comité de suivi rek sax. sama gis-gis dafa waroon nekk comité de gestion maanaam suivi bi nekk ci biir. mu am ñoo xam dañuy gëstu def ay prévisions ak yu mel noonu bon parce que bon suivi maladie bi ok c'est normal. mais il faut aller au-delà. donc yaakaar naa ne daal dañuy dugg te études yi ma gis yëpp loolu la wax. ñu ngi nar a dugg ci crise bu gën a metti waaw gis nga sax def naa fonds monétaire fan yi nee na ne attention seen taux de croissance yi ngeen ne annoncé du noonu. pour ñun benn weesu 1,5 xam nga 1,25. 1,1%. 1%, voilà. Donc te kooku nag borom xam-xam yu bëri wax nañ ko bu yàgg dès le mois de mars. waaw kuy lire actualité moom dès le mois de mars annoncé nañ ko. bon léegi pour problème bi donc pour man du loolu problème mooy nu ñuy def ba génn ci wala nu ñuy def ba amortir choc bi. waaw man pour man suñu système bi dafa am contradiction maanaam contradiction bi mooy da nga bëgg a jubbanti ba pare nga bàyyi fi yoo xam ni àndul ak jubbanti waaw parce que bu fekkee ni yow da nga am un état aussi lourd et complexe réforme woo ko ba pare naan da nga bëgg a defaraat day jafe bu fekkee ni da nga am ay 40 ministères 50 ministères xam nga ñaata conseillers yu demee noonu loolu yëpp xaalis la loolu yëpp xaalis la kon defar bi mu ngi commencé ci restructuration man pour man sax ëpp na restructuration mais déjà loolu parce que am na tubaab yi dox re-engineering loolu la ñuy def da ngay dem ba xool ci biir ñuy di jéeg yu kenn xamul donc suñuy état bii la ñu war a gën a defar waaw foofu la yëf yi di commencé wante pour defar ko day fekk ni doo jiital politique c'est ça waaw xam nga ñun ni koy wax suñu parti faire la politique autrement gouverner autrement loolu ci la doo jiital politique parce que boo jiitalee politique bugg sa kii bu nekk nga placé ko. politique politicienne waaw placé sa waa ji ndax moo nekk moo la war a représenter fële moo la war a protéger ni ñu koy waxee ñoom. fële ca Tamba wala feneen kooku doo dem doo dem wala bu fekkee ni da nga bëgg a jël nommé benn directeur national ci agence parce que c'est militant la wala mel noonu doo defar réew mi. waaw parce que aussi boo xoolee service dañu ban nañu benn service public. boo xoolee les entités publiques là dañuy jàng ay droits yooyu xam nañu théorie yi nekk ci ginnaaw yëpp mais yooyu bàyyi nañ ko léegi. c'est ça donc def naa ne bu ñu bëggee defar. dañuy door defar ca bopp ba. waaw dañuy tamit analyser priorité yi maanaam les dépenses budgétaires yi fi amoon yooyu dañ koy xoolaat. donc pour man du rek jël ay Covid nii dañuy jox nit ñi xaalis fii maye fii yooyu. bon mënul ñàkk daal doyul mais il faut une réforme profonde. waaw il faut une réforme profonde de l'État. d'accord waaw loolu nag bon Sénégal dañ koy wax rek mais defaguñ ko. d'accord parce que boo xoolee sax bi ñuy li ñuy wax modernisation de l'État ba nga commencé jamonoy Abdou Diouf. waaw boobu la nommé benn ministre de la modernisation de l'État ñu war a réformer état bi mais ba tey ñu ngi wax réforme parce que modernisation dafa war nekk loo xam ne waxuma ne day jeex. mais dañ koy gis voilà donc man noonu laa gisee daal ba problème bi daal. sànjaafu réforme état. yaakaar naa ne fa lay doore. d'accord ñu fàttali rek ñii di ñu seetaan ne mën ngeen participer boo leen wootee au 77 883 41 83 ngeen bokk ci waxtaan bi itam si soxo ma bàyyi la bu fekkee ne am na laaj yooyu laaj doyen. doyen ñu ngi rafetlu bu baax xam-xam bu leer. doyen man benn problème laa am suñu état yi mooy pourquoi chaque fois dans tous les secteurs ñoom conjoncturel rek la ji lijjanti. Pourquoi conjoncturel rek exemple il y a des économistes qui avaient
proposé ne aide bu ñuy def 64 milliards yi ñu injecté ko ci biir économie bi nga xamante ne dañuy casser les prix nga xam ne ñëpp dinañ mën a dem jëndi nga xamante ne prix yi dootul cher pourquoi pas ça pourquoi toujours le conjoncturel génne quelque chose boo nga xamante ne tey lañ koy def or que ni waroon nañ mën a toog di réfléchir sur des politiques économiques qui seront durables de 10 à 20 ans pourquoi ça pour lan moo waral loolu. te pourtant boo xoolee Sénégal dañoo wax Sénégal am na cadre boo demee génne ci fii même ci Afrique yi rek nga doxantu tuuti gis les ONG internationales yooyu ay Sénégal ñoo fa nekk. parfois ay xale yu tuuti donc boo amee mu ne ko actif bu fekkee da nga nekk comptable mais boo amee valeur bu mel noonu te mënuloo ko njëriñoo y a un problème quelque part. li may wax sànq defaraat état loolu ci la bokk. maanaam tubaab bi la di ko wax planification stratégique bon ci la bokk te kooku boo ko buggee def tamit day fekk ni yow mi nga xam ni yaay jiite nga fas yéene évaluer performance nit ñi waaw day fekk tamit nga fas yéene récompenser mérite méritocratie maa ngi dégg suñu président di ko wax ci fan yi parce que xamante ne ban donc mais dafa donc boo bëggee am gis-gis bu sori. da ngay dugal planification da ngay dugal performance ki nga dénk responsabilité da ngay dugal mu rendre compte de ses responsabilités de ses performances. ni man kat maa waxoon dinaa def lii sama plan def naa ko fii laa toll wala sama résultat bu ko defee tam ñi nga xam ni ñoo nekk fii di nekk ay corps de contrôle ñu ne waa ji kat nee na performance bi def na ko ñu dem xool ndax def na ko génne rapport bi yëpp gis bu fekkoon rapport yi ñuy nëbb yëpp dañ koy génne ñu def ko ci internet wala yooyu ñu def naa ne ñu bari dañu soppeeku. parce que am na ñoo xam ne aussi bëgguñu seen dara waaw bi nga mel ni États-Unis bii comme man dama bokkoon ci association des inspecteurs généraux des États-Unis dañu fa mayoon benn kuréel mais dama koy dem at bu nekk daan waxtaan ak ñoom inspecteur bi bu defee rapport am yónnee na ko ci ñetti fan yi na nga ko def ci internet ci ñetti fan yi 72 heures. bu 72 heures waaw ñetti fan na nga ko def ci kii waaw donc léegi bu ñu bëgg a réforme état yooyu ngay wax yëpp dañ koy def dañuy def planification stratégique ñu wax ne yow nii yow kat yaay directeur national des bëgguma tudd benn service lan loo fas yéene de def ci at bi nga ne man de samay priorité lii la man performance yi dinaa ko réaliser moo ko réaliser dans def rapport bu génne seen rapport ñu ni inspection générale d'État wala Cour des comptes wala dama xool ndax li mu wax def na ko parce que wax yow mën def naa ko donc loolu moo tax liggéeyuñu sur le long terme parce que planification boobu dafa amul te bu amee sax dafa war am ñu koy natt ndax yow li ngay diggee def nga ko parce que boo ko nattul parce que bu ko neex mu bind lu faux li nga fi mu nekk ñuy werante naan économie bi chiffre direction nationale de la statistique comme ni ko tuddee donc te de la démographie est-ce que wóor na est-ce que wóorul et cetera mais yooyu dañ ko doon natt at bu nekk dañ ko doon natt mais boobu day fekk nga am ay services d'évaluation yoo xam ne dañuy am doole dañuy indépendant ñoom dañuy def seen liggéey rek bu ñu fa demoon dañuy wax ndax kii parce que dëkk yu bari évalué mais ñun amuñu évalué dégg naa daal jamono yi ñu ngi koy bugg a def mais sur les faits. mais par rapport ak Covid-19 bi gis nañ ni les économies sont à genoux du Sénégal rek. particulièrement Sénégal bu ñu bëggee relancer notre économie. nan lañ ko fan lañ ko war a dooree ak nan lañ ko war a defee. waaw xam kooku mooy kooku sax dama programme politique la loolu. programme dëgg la léegi li ma jiital sànq mooy. il faut ñu réformer état waaw mu nekk état boo xam ni day léger maniable bon amoon na ay xarit yu wax ni ay bindkat naan tout ce qui est lourd coûte cher et difficile à manier loolu il faut ñu régler ko loolu bu ñu ko régler dañuy régler tam problème xaalis bi maanaam budget dootuñu yàq xaalis bi day fekk tam ñu leeral priorité bi xaalis bi ñu def ko ci priorité yooyu waaw priorité yooyu wóor na ni avec Covid bi hôpitaux yi santé ci la bokk wóor na ni éducation ci la bokk. parfait waaw mais du loolu rek
am na tamit ay priorité développement économique. xam nga développement économique tam dafa laaj nit ñi am ay croissance am ay entreprise ay nit ñoo xam ne dañuy créer richesse parce que réew bi ne damay développer tamit te doo créer richesse da ngay wax lu la neex. waaw créer richesse nag mën nañ ko defee façon yu bari man sama gis ci laa wax de dañuy toppandoo. waaw dañuy def ay plan yoo xam ni boo ko xoolee benn wàllu plan bi dañoo bëgg mu niroog li fonds monétaire ak li banque mondiale di xam maanaam ñox des recettes néolibérales. mais est-ce que du ñoom ñooñu institution yi ñooy dicter politique monétaire. xam naa dañ ne bu ñu ko defee xaalis bi da ñëw. parce que aussi nit boo ko laaj xaalis xëy na da nga koy laaj xaalis ba pare mais mu ci loo xam ne gëm na ko bam pour mu jox la. bon beneen wàll bi ñu ne dañuy bëgg aussi mu xaw a niroog les objectifs de développement durable la. ñi def plan bi dugal ci loolu léegi mbiru Chine ak yooyu dugal ci mu ne maanaam plan yooyu du suñu plan xalaatuñu ko waaw dañ koy def pour toppandoo wala pour bu neex banque wala yu mel noonu loolu daf ñu manqué li ñu manqué mooy gëstu boo xam ni ci ñun la jógee dafa jóge ci suñu expérience waxuma nag duñ ci dugal yeneen yi waaw moo tax ñun suñu parti aussi ñu def créer benn ci suñu programme li ñuy wax ni développement bi ci ñun lay jógee développement endogène waaw ñu ko defee ñun artisans yi les PME les petits ñooñu ñëpp dañ leen dugal ci programme bi ñuy wax de transformation structurelle de l'économie waaw doo jël rek nit kuy avancer ci àddina da ngay def effort waaw da ngay say compétence da nga koy valoriser ñun nag dañoo bëggoon ñuy defar suñuy économie ci doole sukkandiku suñu doole pas ci doole jàmbur mais doyen yi nga wax nii c'est des points yoo xamante ne seen programme la nekk ñu koy mais pour man ce sont des vœux pieux tant que exercer woo leen le pouvoir et ngeen dund la réalité du pouvoir parce que gis nañ fi yeneen proposition ya nga xamante ne noonu la demee woon dañ kii est-ce que la réalité du pouvoir là du quelque chose ba nga xamante il faut prendre en compte parce que gis nañ ni ñu bëri bu ñu nekkee ci beneen côté bi mooy fi ngeen féete muy kujje gi dañuy am ay propositions yoo xam day louable depuis maître Abdoulaye Wade gis nañ fi la yoonu yokkute fu mu mujjee gis nañ fi yooyu yëpp loolu yéen ñi nekk ci kujje bi est-ce que yéen a ngi koy jël en compte en réalité parce que aussi ñëw taxaw fi di wax loo xamante ne day nduróog ay rêve après bu nañ duggee dans la réalité du pouvoir ngeen mel ni ku dellu ginnaaw ci seen kàddu yooyu ci seen ni ngeen di bindee seen confrontation ak réalité pouvoir voilà ni ngeen di bindee seen programme est-ce que yéen a ngi ko ciy jël en charge waaw xam nga loolu dëgg la toujours loolu lañ lay wax bon kuy bind tamit da nga war a bind loo gëm waaw defe naa ni fa lay doore fa muy doore mooy loo gëm fa muy doore tam mooy noo mel noo mel bu fekkee ni yow li ngay wax gëmuloo ko walla boo ci duggee mu jafe rek nga daal di en arrière bon doo ko def sama gis-gis daal mooy bu fekkee ne ay nit ñoo xam ni gëm nañu loolu am nañu xam-xam bi am nañu mën-mën bi ànd nañu ñoo bokk gis parce que loolu tamit ci la bokk gis-gis parce que am na da ngay def créer parti peut-être ku nekk ñoo adhéré mais xëy na bokk leen gis-gis bu leen demee ba ci terrain bi mu am problème donc man ni ma gis rek problème mu leadership la maanaam man dama naan toujours problème bi économie mais du rek économie problème mooy il faut mu am benn ay leader yoo xam ne ñoom loolu ñuy wax gëm nañ ko waaw yoo xam itam loolu ñoom bu ñu nekkee en position de pouvoir lu mu jafe-jafe danañ ko jéem a def bon noo koy defee tamit ci la parce que boo bëggee nit ñi topp tam gëm ni sa programme bi kat mooy waaja nañ ko dimbali day fekk nga commencé leen wan leen ay résultats. c'est ça waaw am na nit ñoo xam ne lu ñu gisul duñ ko gëm. waaw man mi damay jàngale leadership ci dañ koy discuter ak étudiants yeeg yu demee noonu. am na ñoo xam ne lu ñu gëm rek la ñuy gis. te ñooñu boo defee na ñoo ëpp. donc booy door lu jafe ñi lay jàppale ñu tuuti la léegi nag bu fekkee ni yow da ngay xaar grande masse bi ñëw doo dem waaw il faut nga ñeme li ngay def nga def ko
boo gisee ñu gis nit ñi gis ci njëriñ moo taxit booy defar ay plan suñu plan yi Sénégal émergent yu mag yi nga xam ne kenn xamul nu mu toll nga def lu rëy rek nga ci def ci biir nit ñi duñu gis impact bi duñu gis impact da ngay defar plan nga doser priorité bi première année bi peut-être impact bi am na nit ñi gis il faut nga doser loolu yëpp donc xam nga c'est un ensemble de problèmes day fàttali rek wàllu évaluation yi nga xam ne war nañ koy di def c'est important pour évaluation programme ci liggéey la bokk mais xam nga ni boo continuer waaw xam nga évaluation contrôle ci liggéey la bokk maanaam boo xoolee sax ñun ñuy jàng école yooyu bu ñuy jàngal ay gestion yooyu dañ naan la planifier organiser commander contrôler ci liggéey bi la bokk ci liggéey bi la bokk boo dul évaluer boo dul commander wala di daw contrôle sa liggéey du baax parce que liggéey boo gis dafay am erreur liggéey boo gis dafay am gàllankoor bu ko defee nag évaluation yi mooy tax nga ni at bi kat def nañu erreur bi lii manqué woon na lii mënuñu ko def wala nangam muy jubbanti évaluation day tax nga jubbanti. D'accord. Ma question c'est toujours économique techniquement est-ce que suñu agrégat économique yi dinañ jël en compte le secteur informel sénégalais là ba nga xamante ne parce que damay gis ñu jël par exemple ñu ne benn rapport bu gën ñu ne la pauvreté dafa bëri ci zone Yeumbeul Kër Massar ci banlieue bi et boo demee foofu noonu la réalité mooy les gens kër yi ñu dëkk ñoo ko moom et ils mangent bien et on les taxe de pauvres léegi réalité bi nga xam ne dafay xaw a différent est-ce que loolu ñi ngi jël ça en compte parce que da ngay dem nga gis ko nga xamante ne day jaay légumes nga ne kii elle est pauvre mais moom am na kër boppam di joxe dépense mais dañ ko considérer comme pauvre pourquoi loolu yooyu yan moo koy waral lu koy waral waaw parce que ñooñu ci li ñuy tuddee système d'information yi tubaab maanaam information bi ñu mën a jël collecte ko xam ñooy kan lu ñuy gañ ak yooyu doyen baal ma am na kuy woote ñu jël ko daal di dellu siwaat asalaamaaleykum aleykum salaam wa rahmatullah oustaz Djibi Sow waaw sëñ Kulu ñu ngi lay nuyu waaye di la ziar rek di la ziar ci Soxo ak seen doyen bi kan la doyen Abdou Karim Gueye doyen Abdou Karim ñu ngi lay ziar bu baax di leen jox seen wàccuwaay di rafetlu parce que maa ngi suivre seen débat bi depuis sànq mu ngeen di lire journaux yeeg yooyu yëpp affaire troisième mandat yi ngeen doon foofu Sénégal daal moo neex rek man dañ maa jaaxal xam nañ nag jarul a nelaw ba yendoor de waaw parce que ñiñ ko seqal ñoo tax quoi parce que fi mu toll nii tey dama xamul fi Sénégal yi toll ci ay jafe-jafe dund gi nuy séddale tey mu wër askan wi te mu nekk bii bukki bii njuur bi ku ci njëkk a teg loxo lépp muy delluwaat ci ñoom man daal lii jaaxal na ma c'est Abdoul Khadr ak daara yi kañ la ñuy jot ci seen sax ñoom it question bu kañ la ñuy yërëm daara yi kañ la ñuy yërëm ñi nga xamante ne tey mënuñu parce que am na ñoo xamante ne mënuñu laaj te ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo yore mbir yi ci seen loxo xalaatuñu benn yoon ne am nañu sonn na ñoo xamante ne amaan na seen kàddu yi yeggewul ko sama kàddu waaye nañ leen yërëm parce que boo seetee tey 69 milliards nga génne ko sedd ci ñëpp sànq maa ngi dégg mambakat yi muy ñi yëngu ci wàllu aar ñu baal ma parce que noonu la leen tuddee ñu ngi wax ne ñoom 3 milliards yi ñu leen sëdd dañ koo xeeb waate daara amul moom ñaar dërëm sëdduguñ ko ci te donc daara yëpp jël nañ leen yóbbu leen ci centre gindi ya ñi leen doon jàngal ñu ngi fii ñenn ñi nga xamante ne ñoo yore woon externat yi seen ndong yi delloowaat nañ leen seen kër dañuy dund ñoom comme ñëpp waaye kenn sëddu leen ñi yore woon internat parce que maa ngi dégg keroog soose di wax ne daara yi ñaar lañu daara yi ñett lañu internat la ak externat ak ñiy yelwaañi donc loolu
te maa ngi leen laaj tamit seen plateau yu mel ni ngeen invité ci ay experts ñu xamal sénégalais yi parce que ñoom it bokk nañ ci réew mi waaye kenn du leen sóoraale fenn lañ leen dul sóoraale maa ngi jégalu parce que cri de cœur laa leen di mën a waxal chaque fois parce que ay ndongo daara la ñu jaaroon ci daara te delluwaat nekk tey ay jàngalekat tu daara waaye mënuñu taal pëna mënuñu génn di toj mënuñu kidnappé ay bis ndax kenn jàngalul loolu ba tax na cri de cœur fii ci Sénégal set la ñuy mën a am wax fii sunu xalaat léegi nag may daaneel ci benn point séddale gi dégg naa am na fay yu bëri bëri que ne gis nañu ay député PCA yuy sëddu seeni njaboot yu sëddu dégg nañu it ay imam ak i délégué de quartier xëy na dafa sacré ñu wax seen tur waaye noonu lañ tudd ay imam lañ tudd ak ay délégué de quartier sëdd nañu seen mbokk yeeg seen xarit te fekk am na ñu leen nekk ci seen wet yelloo sëdd te sëdduwuñu waaw loolu nañ ko xoolaat bu baax a baax parce que maa ngi jooy ci sëddale gi te li scandale bi buñ ko lijjantiwul bés bu liy jàllee catastrophe dina wàccaat ci seen kaw te ñi ñu dénkoon mbir yi ñoom ñoo ci loolu man dama leen di laaj biir nag buñ ko leeralul léegi fañ koy leeralee ji du leen neex wasalaamaaleykum nit rawal bu daal jërëjëf oustaz Djibi Sow ñu koy jaajëfal bu baax suñu il est fidèle à Sénégal 7 donc moom neen wax na ci wàllu aide alimentaire bi ñu koy yoree yorin bi xaw na doy waar parce que am na ñu sedd am na ñu dul sedd dañu waxoon ne ñi ko yellul mooy ñi nga xam ne crise bi daf leen impacté ba nga xam ne seen dundin nekk na lu jafe ba tax état bi daal di leen jagleel ci programme de résilience sociale boobu daal di leen ci intégré mais moom nee na effectivement ci information yi ñuy traité dinañ gis ñoo xam ne di am favoritisme ci seddale bi nee na ay PCA ay DG ay imam ay délégué de quartier am na benn gox boo xam ne délégué de quartier bi dafa jël famille am yëpp ku ci ne mu am nu mu la ko seddee yow noo gisee genre doxalin boobu waaw loolu mooy li ñuy wax sànq ba tey rek xam nga benn lu mel noonu bu ñu ko joxee programme bi dafa laaj benn organisation bu rëy en terme de li ñuy wax logistique benn ñaatam en terme de contrôle maanaam bu ñuy def programme yu mel noonu waroon na fekk sax xëy na ñi am benn programme boo xam ni de prévention des catastrophes bu dee sanitaire wala bu mënti doon wala déjà ñun bindee ko suñu programme dafa waroon am ba nga xam ne yi bu amee rek ñooñu pare nañu ñu ngi ci liggéey bi ñoom ñooy distribuer ñoom ñooy contrôler et cetera waroon am aussi lii waroon am ay un système de suivi de ba comité de suivi daal wax dëgg yàlla xamul nu ñu liggéeyee du ma ci sori mais ñoom waroon nañu mën aussi au fur et à mesure di rendre compte di génne ay rapport mais ça tant que dugguñu ci un système de transparence où les informations sont publiques où l'on au jour le jour on sort duñ ci génn parce que looy nëbb rek day am ñu muy arrangé bon man loolu laa ci njëkk gis bon mo c'est plus profond que maintenant nag que ça parce que il faut nga am un état boo xam ne ñu koy jiite dañuy joxe l'exemple c'est ça waaw dañuy nga xam ni da lay wóor ni lii boo ko jëlee wala nga def ko rek ñoom dana am lu ñu defee day yow mooy fàtte day lettre Abdou Mbaye bi defe naa c'était le 23 mars wala 24 mars yu mel noonu 20 mars kel am na bu mu koy waxee président ni ko ci biir fii nag vivre yeeg yooyu moom il faut être intraitable ku ci jël te bor moomu loo ko dañ la war a poursuivre donc l'application de la loi l'exemple des gens qui dirigent les mesures qui prennent à temps pour mu am loolu tam dafa kii am na ñoo xam ne ragaluñu dara parce que dinaan dara lu leen ci fekk boo ma ko defee am ku ma ci génnee yooyu moo war a jeex yooyu moo war a jeex wax nañ ci wàllu transparence bi wax nga ko léegi contrôle citoyen bi également citoyen bi droit wam la ci li nga xam ne moom lañ koy gérer gis nañu également benn député boo xam ne nee na il faut mu am ay questions essentielles yoo xam ne dina ko teg ci kaw table président de l'Assemblée nationale mu fësal moom ci boppam ne jot na ci jot ay menaces mais est-ce que loolu aussi nekk na lu yoo xam ne dafay contribuer ci promouvoir transparence wala sax di ko jëfee ba askan wi yëpp di ko gis waaw kooku de xanaa man na ma gisee mooy li ñuy wax sànq l'application de la loi bon c'est vrai que loi am na loi yoo xam ne xëy na baaxuñu parce que loi dañ koy changer dañuy toog ne loi bi daal méngóo la jamono ñu changer ko mais bu ñu fekkee ne loi bi voté nañu ko assemblée voté ñi nga xam ne ñu tuddee les gens chargés de l'application là mën na nekk policier mën
dañoo def seen liggéey. maanaam ki ñu menacé bon. J'espère que les enquêtes sont en cours. J'espère aussi qu'on pourra donc wax ni kii moo ko menacé parce que bu dee téléphone yooyu jamono ñuy toll defe naa ni war nañ la mën repérer xam na nu mu demee je connais pas les détails de l'histoire. Donc problème daal mooy rek ñu dugg ci société boo xam ni bu bees boo xam ni dafa am transparence boo xam ni ñi ngi koy jiite dañuy joxe l'exemple dañuy impartial ci seen ñi biir sax bu xamee koo xam ni def na loo xam ni jaaduwul ñu jaarale ko yoon kooku bu ñu ko commencé woon def nit ñi dañuy soppeeku. c'est ça noonu de laa ko gis xam d'accord xam naa ne li ñu cërale woon ci waxtu jeex na. si soxo bu fekkee ne am na beneen laaj boo koy laaj yaa ngi doon wax sànq ci wàllu pauvreté beeg banlieue beeg yooyu waaye am na koo xam ne mu ngi dëkk Kër Massar muy lay Samboj nee na ñoom alhamdulilah ñu ngi sant yàlla. Kër Massar foofu ñu ngi dund. Effectivement c'est pas une zone pauvre quoi. maa ngi gis commentaire am man tam zone boobu laa dëkk. man tamit zone boobu laa dëkk. et je sais que nii bon les gens vivent bien. maa ngi gërëm bu baax doyen Abdou Karim. di rafetlu xam-xamam bu baax a baax parce que leeral nañu ci yu bëri. tout juste rek bu rebondir ci fu mu doon wax ci aide alimentaire d'urgence bi aide alimentaire bi. chaque fois dama koy wax. ce n'est plus une aide alimentaire d'urgence il y a plus d'urgence. c'est une aide alimentaire tout court. parce que li taxoon ñu ne urgence. weesu nañ ko. bi ñu defoon ci weesu nañ ko nit ñi fu mu toll nii ñi tëju woon. génnaat nañ dem liggéey. ils attendent plus ça pour vivre. il faut que aussi ñuy liggéey ci timing bi. ñuy doyen wax na ko fi parce que liggéey dafa am. dañ naan la liggéey bi lii la mais da nga koy liggéey ci waxtu da nga koy liggéey ci période bi loolu daf ci am solo bu ñuy jël rek ne leen da ngeen séddale ceeb ñu ne def nañ ko à 60%. baax na baaxul tant que yeggul 100%. parce que xaalis bi ñuy joxe encore une fois on le rappelle du xaalisu ministre Mansour Faye du xaalisu président de la République Macky Sall xaalisu sénégalais yi la ñu jox ko ñi ngi koy jox kenn saraxu leen il faut être clair ñi ngi koy jox kenn saraxu leen et cette aide là au début bu ñu doon wax urgente elle n'est plus urgente nañ ko jox ñi ko moom ndax ñoo ko yeyoo c'est ça. waaw xanaa rek ñu jaaree fa tàggu suñu téléspectateurs yi di leen dig daje demain incha allah ak yeneen i information ak yeneen i news di net. alors doyen xam naa da ngay joxe sa dernier mot comprendre nañ bu baax. intervention bi nga joxe. étudier nga impact yi. ci koom-koom bi. perspective yi joxe nga ko en termes de solution. mooy réforme yi nga xam ne war nañ koo def. ngir mën a tegu ci yoon bi nga xam ne mooy defaraat économie bi. ndax suñuy état nekk na état bu boo xam ni il est difficile pour que ñu mën ci amal yenn progrès yi wala def ci yenn performance yi nga xam ne day soxla ñuy évaluer pour xam fan lañ toll ci liggéey bu nekk donc ñu jaarale fa rek nga waxaale sa dernier mot bu dee am na loo ciy dolli également ci tuuti rek xanaa bon li nga wax ni damay fàttali rek ni changement yi wala transformation am na vocabulaire bu nekk dafa am loo xam ni ci askan wi moo ko yeeyoo noo leen di éduquer nooy defee seen formation civique nooy defee ba ñuy xam ni discipline bi kat def facteur de développement la kooku gouvernance nag ci loolu la bokk kuy jiitee war nga koo sóoraale sa plan noo koy defee yéen rajo yu bari yi nekk Sénégal ak yi mënoon leen dékk liggéey boobu ñu jël ko gouvernement bi ñun loolu lañ ko bind suñu programme ñu jël ko gouvernement bi ma feeñal tout suñu programme na ma gars yi baal bu fekkee oto ma ko wax dañ ko bind suñu programme da ngeen am njëriñ boobu da ngeen mën a liggéey gouvernement bi ngeen def pour appel d'offre lu mu doon ni ñu koy defee du war nañ ko trouver beneen kii bi ma gis tamit bu weesoo askan wi mooy état bi mooy njiit yi waaw yooyu tamit soppeeku bi tam foofu lay door kooku nag ci nit ki la kooku nag sénégalais la booy far nit mais wàllu éthique bi nga wax waaw éthique da ngay booy far nit da nga xam mooy kan fu mu jóge lu mu def dans sa vie lu mu réalisé man di ñëw man may waaja rek nga ni waaja ngoog boobu la dara bett
kooku donc gis naa loolu te boo xoolee njiit bi tam mooy li tubaab bi ñu ko waxee leadership. ñu ne am na ñaan mooy njiit ci wolof xam ndax c'est une traduction correcte. waaw pilier boobu tamit ndox ñetteeli pilier bi tam sama gis-gis moo ñi nga xam ne dañuy liggéey pour créer richesse. parce que bu koom-koom amul dara du dox maanaam entrepreneurs yi ngeen wax secteur informel là sont des entrepreneurs. Il faut les aider à sortir de ce système là. Donc ñett yooyu bu ñu ko doxalee dañ ko war a doxale jox ko ñi ko war a yore soppeeku mën na parce que am na feneen am na ñu ko def loolu daal laa ci bëggoon wax peut-être di leen gërëm aussi. d'accord di leen encourager ci genre émission yi am na njëriñ am na maanaa. jërëjëf donc ñu fàttali rek ni doyen Abdou Karim Gueye lañ doon dalal tey ci boulevard du net. Abdou Karim Gueye nekk membre ci parti Alliance pour la citoyenneté et le travail nekk itam consultant international actuellement en stratégie gouvernance réforme des états et des administrations publiques maanaam lépp li nga xam ne jamono ji bu ñu ko doxalee ci Sénégal dinañ am beneen Sénégal bu yees boo xam ne la koy tax a jóg mooy askan wi waaye yorin gu sell lay doon bu ànd ak transparence waaye loo xam ne ci njëriñu askan wi lay doon ni ma ko waxee moom nag am na liggéey yu am solo yoo xam ne def na ko en terme d'inspection générale d'État lu jëm ci wàllu contrôle ci yorenu réew yi ba ci Djibouti sax Sénégal jotoon ko envoyé foofee ci réewum Djibouti ngir rek mu doxal li nga xam ne mooy wàllu inspection ci état bi ba tax sax ñoom waa Djibouti daal di koy honoré Sénégal d'abord ci chevalier de l'ordre national du Lion fii ci Sénégal waaye chevalier de l'ordre national du 27 juin bu République de Djibouti nekk commandeur de l'ordre national du 27 juin de la République de Djibouti mooy nekk moo nekk aussi conseiller en gouvernance publique bu Abdoul Mbaye xam naa ne kon idée yu baax yi nga xam ne Abdoul Mbaye da koy faral di def ci ay contribution am ci ay lettres am yi muy def ci wàllu texte yi ñuy jot ci bureau politique bi je pense que am na liggéey bu am solo boo xam ne ci wàllu xelal da nga ko ciy def donc yooyu nëpp nag jëm rek en direction des intérêts des populations xool naka la ñu mën a ñoŋalee li nga xam ne mooy nekkinu askan wi waaye defar Sénégal goo xam ne transparence daf ci am ci wàllu yorin bi ba nga xam ne askan wi yëpp nañ ci gis seen bopp waaye ñu am gouvernant yoo xam ne dañuy jiital ci seen kanam moral ak éthique wàllu déontologie yooyu yëpp dafa baax ci na ngay xam ne moom la ñuy doxalee réew mi que liggéey bu ci aju donc ñu ngi lay jaajëfal bu baax doyen Abdou Karim ci teewaay bi ak disponibilité bi xam naa ne am nga ay quelques jafe-jafe waaye teewul nga ñëw ngir rek askanu Sénégal nga mën a am xel yoo xam ne mën na ko jox ko askan wi jox ko également ñi nga xam ne ñooy gérer ngir rek mbir mi daal di am nu mu jàppandee donc ñu ngi lay jaajëfal bu baax di jaajëfal tamit ñi nga xam ne ñoo ñu doon suivre ci internet bi Facebook ak YouTube askanu Sénégal yëpp yi nga xam ne ñoo ñu doon suivre également waa diaspora bi ñi ñuy bàyyi xel saa su ne ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ci teewlu bi di leen jox dig daje bu subaa ci beneen boulevard du net daal di rek jox leen rendez-vous kon bu subaa ak yeneen programme yi nga xam ne moom lañ leen di dégteel ci journée bi rawatina édition spéciale coronavirus bi ak njàpp bi tey ak yeneen émission yoo xam ne dinañ leen ko dégteel di leen jaajëfal bu baax di leen jox dig daje bu subaa incha allah jërë ngeen jëf.